Sunuker.com, de la bonne musique. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunuker Radio. Vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 552 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêts? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 552 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. waaw man Eumeu Sène maa ngi déglu Sunuker FM altine bu jot 3h ba 4h ak Cheikh Ndiaye galgal boy kombo wala bokk yaa ngi déglu rajo Sunuker la radio des émigrés man la Henry Poupa di koy déglu fu ma toll. Radio Sunuker, juste pour vous servir de la bonne musique. Masa gude jidi mana konto masa gude wow yeah halel yumi ni la ko bëgge wow. Voix des jeunes di émission bu leen rajo Sunuker di jagleel yéen ndawu Sénégal moo xam ci li ngay yëngu ak si bépp domaine boo mën a yëngu rajo Sunuker talal na la microm fas yéene na la jàppale ngir liggéey gën a fës. Voix des jeunes di émission bu amul xaj ak seen ndax y a pas de sous-métier mbokk yi Sunuker.com ànd seeg rajo Sunuker dimanche bu jot ca 10h ci Californie 17h GMT 19h à Paris kon nag yow boo dee ndaw te développement réew mi soxal la dimanche bu jot na nga ko kale ci Sunuker rajo ndax kat déglu Sunuker njëriñ nen la mën ngeen bokk tamit ci waxtaan bi wooteel si 001 920 786 85 30 wala bu fekkee da nga am ay laaj yu yónnee mën nga ko yónnee ci sunuker@hotmail.com wala sax am na lu gën a easy ajoutel rajo Sunuker ci Skype lépp rek sotti seeg def si la du fenn fii la Sunuker seen kër gi la maison gaañi kër gi rajo Sunuker mooy bambu. fi ngeen koy dégloo ci www.sunuker.com sunuker.com, de la bonne musique. yéen a nga déglu rajo Sunuker. Sunuker.com. Sunuker.com. Vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 552 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêts? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 552 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunuker Radio. yàgg dëgg la te sul ker du ko teree feeñ gaañi en toute objectivité bokk si l'une des meilleures émissions de web radio bu leen rajo Sunuker di jagleel rawatina yéen ñu nekk bitim réew ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna mu ngeen ko déglu via net ñu si yëkkati ay kàddu yu objectif lépp rek ngir tabax te xam ni Sénégal sunu gaal la seen kër sunu kër la ba tax na loolu la Sunuker.com xam moo tax mu leen a jagleel seen émission en toute objectivité moo xam nga yëngu ci wàllu politique économique culture sociale sport bàyyiwul dara 17h GMT 10h ca Californie 13h quelque part aux États-Unis bokk si yomb na wooteel si 001 920 786 85 30 wala boo amee say laaji bopp nga envoyé ko par email si sunuker@hotmail.com wala sax gaañi am na lu gën a easy ajoutel sur Skype rajo Sunuker rek rajo Sunuker boole seeg moom sa bopp bu mat sëkk ci liggéey bi ndax kat am na compétence indépendance et crédibilité juste pour vous informer waaye li moo neex waay kon na gaañi du fenn fii la ci kër gi la maison rajo Sunuker mooy bombu.
Welcome to Sunuker.com. Vous écoutez Sunuker Radio. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu Sunuker radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours du lundi au jeudi 16h GMT 18h Paris en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker l'info autrement du fenn fu dul fii ci Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy mine ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal mu jox ko lii. ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mën si jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu may. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer loolu. am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moo ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu.
mu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk auditeurs yi ni déglu yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 26 octobre 2017 ñu ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla buur bi borom asamaan ak suuf ki bind jinne yi ak malaaki yeeg njanaaw yeeg nit ñi ak yeneen mbindeef yoo xamante ne ñun mënuñu leen gis mu boole ñu ñun ñëpp baal yàlla musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci beew musal ñu ci lépp loo xamante ne dafa ñuy yàqal sunu mission ci kaw suuf di nuyu sunu mbokk auditeurs yi nga xamante ne bu waxtu wi jotee ñu bàyyi lépp lu ñuy def daal di toog di ñu déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu nekk ci tramway yi ñu nekk ci salon de coiffure yi ñi nekk ci salon de couture yi ñi nekk ci seeni bureau di ñu déglu bref sénégalais fépp fu mu mën a nekk ci àdduna bi te di ñu déglu ñu ngi lay ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Facebook bi di ñu déglu di ñu seetaan yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen boole ci ñaan gi rawatina ñi nga xamante ne téléchargé nañ application bi ci seeni téléphone di ñu fa déglu wala ñu ñëw ci site sunukeur.com di déglu rajo bi foofu ak ñi nga xamante ne yamuñu rek ci déglu dañu nuy xelal bu ñu juumee ñu jubbanti ñu bu ñu xamulee mbir ñu expliquer ñu ba nu gën a xam ak ñi nga xamante ne même ñun bu ñu waxee sunu xalaat ba noppi ñoom it ñu ñëw yokk ci ay xalaat yu gën a xóot yoo xamante ne day jariñ ñëpp ndax réew mi noonu la war a tëddee dañoo war di waxtaan ci ay mbir yu bari pas waxtaan pour défendre sunuy idée ndax nekkuñu ci yoon woo xamante ne ay nit ñoo ñu jiital ne ñu waxal ñu boobaa mën nga ñëw di défendre ay idées yoo xamante ne xëy na ca mbooloo ma la jóge waaye réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñu war a def promotion bi rek moom moo di promotion de bonnes habitudes yi nga xamante ne mooy habitude yu baax man de ci yooyu laay yëngu ci loolu laay yëngatu ci loolu laay jéem a vulgariser loolu laay partager moo xam ma nekk ci Facebook moo tax ma nekk ci Facebook wala ma nekk ci WhatsApp wala ma nekk ci Imo li may def rek mooy partager loo xamante ne képp ku ko jot di nga ci mën a jàng dara parce que nit bés bu dee def saa yu xëyee suba jàng dara bu yàggee dinañ ko wax boroom xam-xam waaye nit it bu fekkee ne saa yu xëyee jàng dara bu ëllëgee mu fàtte ko wala mu génn ci xelam bu yàggee du xam dara te pour que ñuy mën
li ñuy jàng ñu di ko téye surtout li ñuy jàng muy des leçons de la vie te école duñu ko jàngal école duñu ko jàngal li ñuy gën a jàng ci école yi mooy ay xam-xamu ñeneeni nit la ñuy jàngal ñu parceriser ko après yow boo jàngee ba pare yow doo wax yow yow comme que jàng nga ba nekk expert yow lan nga wax boo ko dee seetlu même ci théorie yi nit ñi di def sax moo xam wàllu sociologie la wàllu li nga xamante ne moo di politique ak yeneeni mbir nous ne faisons que répéter ce que les autres ont déjà dit comme disait l'autre loolu rek la ñuy wax te loolu nag buñ ko bëggee def mu nekk base xam-xam amuñu xam-xam même des fois bu may lire ay article comme disait l'autre rek ngay dégg waaye yow lan nga wax soo demee ba ñu woowee le docteur lan nga wax parce que bala ngay nekk docteur binduloo nañu la thèse thèse boobu dañu koy dugal ci ay appareil ay software pour ñu mën a xam ndax wax ji sa wax la parce que dañu lay jàngal waxu ñeneen ba pare nga war cee génn nag ci waxu ñeneen nga génn ci yow sa vision bopp sa vision bopp mooy boobu bu dee lu baax la lu ñu nangu mooy luy jariñ askan wi waaye d'habitude bu ñu jàngee ba nu woowee nu docteur wala ñu am benn lijaasa bu ñu génnee du ñu wax ñun lu ñu wax ñun ñi am diplôme bi te ci loolu nag man laay invité nit ñi nul n'est devenu grand par l'imitation mënuloo toog di imiter kenn di ko imiter ko ba doon ko parce que saa yoo ko imiter rek seen xel dem ci kooku nga xam ne moom ngay toppandoo yow lan nga wax nag léegi yow lan ginnaaw sa jàng bu bari bi sa diplôme yu bari bi yow lan nga wax loolu laay invité nit ñi muy ñuy wax loo xamante ne day jariñ nit ñi di fàttalante nit ñi pour ñu bañ a fàtte li ñu jàng faaw ñu koy répéter moo tax boo jotee ay information yoo xamante ne dañu la koy yónnee da nga ko war a partager bu fekkee amal na la njariñ am na jamono joo xamante ne mooy fan yële ñu génn fekk am benn saay-saay bu génn di saaga ay ndey ndax loolu mooy yoonam ginnaaw bu amee frustration moom jàpp na ne yoon boobu lay jël am ñu bari ñoo xamante ne pour plaire ñi ñu doon saaga parce que du benn nit rek la ñu saaga de pour plaire ñi ñu doon saaga ñuy wax ne dañoo war a limiter accès à l'internet bu sénégalais yi jóge ci foofu de dañoo war a bloquer Imo ak WhatsApp ñu ngi tas dëkk bi pourquoi parce que dafa am ñoo xam ne dañu ciy génne insanité dafa am ñu ci génn ay insanité jëmale ko ci ay nit ñoo xamante ne ñoom bëgguñu ko saaga ñooñu waaye ñooñu bu ñuy def naka su dul noonu ba ñii di frustré ñoom duñu wax ñooñu ñu bàyyi li ñuy def ndax dëppoowul ak l'islam wala dëppoowul ak la bonne gouvernance islamique parce que am na boo jàngee la politique islamique les grands gestionnaires politiques ci islam da ngay gis ne ay rôle model lañu woon ay nit ñoo xamante ne ay royukaay lañu ci oyof ci jub ci maanu ak ci mën a yemale ñëpp boo jàngee tey histoire Ababacar yàlla ñu ko yàlla fayal jàng histoire Omar surtout ci wàllu politique ni ñu doon doxalee jàng histoire Ali Seydina Alioune jàng histoire Seydina Ousmane da ngay xam ne ñii ni ñu doon doxalee ci wàllu maanute ci wàllu oyofte ci wàllu jub ci wàllu seen yitte yëpp nekk ci nan la communauté bi di jëmee kanam su fekkee ne jàng nga ko nag laa wax waxuma nag nga ñëw donn ay xilaafa sa xilaafa ay baay wala sa ay maam nga ñëw donn ko te yow kenn formé wu la moo tax Ahmed Khalifa Niass moo tax des fois mu leen di dame
ndax dañu lay bëgg tympaniser ak ne ñoom ay kilifa diina lañu te mënuñu sax làkk arab mënuñu làkk arab mënuñu sax tenir communication ci arab alquran bi binduñu ko ci wolof de gaay ci arab lañu ko bindé sëñ Bamba bi muy bind ay livre ci arab la ko bindé waaye ñi formé wu te doon ay vrai kilifa diine dañuy mën a communiquer ci arab parce que làkk bi ci arab la da nga koy mën moo tax Ahmed Khalifa Niass di leen dame parce que dañuy dem mémoriser waxu keneen rek bëgg a devenir grand en imitant un autre grand orateur amuloo xam-xam da ngay répéter waxu keneen amuloo xam-xam yow lan nga wax yow mooy fi ma leen di invité te ñëwaguñu fa ba léegi moo tax foofu la leen di dame dañuy dégg ñuy mbeleleli ci télé yeeg ci rajo yi ay oustas yoo xamante ne niveau CM2 la ñu yore ay oustas yoo xamante ne CP la ñu yore bëgg ñëw dugg ci mbir moo xamante ne da nga koy jàng ba dem niveau université te du tax ngay continuer di jàng ñu bëgg cee wax bëgg gindi nit ñi ci seeni problème actuel te ñemewuñu wax ñi nga xamante ne ñoo leen koy teg nañu tegg li ñu leen di teg ci arab lañu ko bind léegi nag bu fekkee ne yow tu n'as pas été formé à bonne école ngay dund nga ñëw rek donn sa sant waajur donn sa xilaafa waajur am na loo xamante ne doo ko mën a xam ndax jàngaluñu la ko doo ko mën a xam da ngay ñëw rek di répéter ay waxu sunu waajur nee na woon lii nee na woon laa waaye yow ci jamono ji say waajur fekke wuñu la mu doon wax de ñun yow la nu fekke yow lan nga wax ci sunu condition yu ñuy dund tey ñu jóg ne ñoom ñëpp di mbelale di naan nañu tëj WhatsApp yi nañu arrêté accès internet bi wàññi ko ndax nit ñi li ñuy wax nañ ko contrôler yéen li ñu war a contrôler mooy sàcc geeg fen gi ak naka sudul noonu su bon si niy defante gis nga nit lépp lu la yëkkati rek li ci gën a am njariñ mooy l'intention la bonne intention surtout soo ci jëlee nag une mauvaise intention da ngaa perte rek parce que xam nga mauvaise intention bu ñu la waxee ne la yàlla day juger intention yi nga am ay intention rey nit di ci amee ay bàkkaaru rey nit te defuloo action bi xam nga loolu pertement la bonne intention moo ci am njariñ am na ay xam-xam yoo xamante ne fu mu toll nii mu ngi génn ci WhatsApp bi soo ko partagé am na ñoo xam ne boo leen ko partagé dañu lay mere danga may tympaniser parce que ñoom lu ñu bëgg mooy loo xamante ne moo leen di reetaan loo am ñoo xamante ne lu ñàkk fayda moom la ñuy bëgg nga leen ko yónnee ay yëfu saay-saay parce que gis nga ci mbirum réseaux sociaux yi ku ci nekk ak sa mission ku ci nekk ak sa intention man dañu may yónnee ay mbir yoo xamante ne mais daf ma neex parce que xam naa ni 80% éléments yi nu may yónnee yu may jariñ la yu may jàng la ma ciy jàng ndeysaan di déglu opinion ñeneen ni nit waaye man su ma ko jotee xam naa ñi nga xamante ne dama leen a war a yónnee lu leen di reetaan loo ñu relax am na nit ñoo xamante ne mbirum diine rek laa leen di yónnee am ñoo xamante ne mbirum politique rek laa leen di yónnee am ñoo xamante ne mbirum société rek laa leen di yónnee am ñoo xamante ne lu ma yor rek yónnee leen ko mais da ngay def sa sélection li ngay éliminer nga éliminer ko am na nag yu ci ëpp yoo xamante ne da nga koy éliminer parce que amulul njariñ benn nit te am na ñoo xamante ne ñu ngi ciy jële xam-xam ak maandu ak seen xel dellu ci yàlla ci yooyu la ñu koy jële ci partager yi ñuy defante am na ñoo xam ne da leen di frustré dafa am nit ñoo xamante ne billahi dañu leen war di ñaanal bu leen yàlla dimbaliwul bëgguñoo kontaan bëgguñoo bég lépp loo xamante ne am nañ ko rapport ak nit rek daf leen di naqari même Facebook bi maa ngi leen ciy waxtaan ay benn jour ay nit ñu may contacter di kaas ñeneen ñoo xamante ne dañu leen xam moom de daa nekk ci Facebook bi rek di photo rek di dugal moom de dafa nekk ci Facebook di nangam loolu moo ko neex mu def ko soo ko mënulee unfriend ko dootoo ko gisati pourquoi ngay continuer di bàkkaar nit ñi ngi ciy jële ay xam-xam de
yow demal nga wuti ji ci xam-xam internet bi amna ay livre yoo xamantene sunu kilifa diine yi dañu daan fay nit mu leen koy copier gaaw copier parce que benn la livre yooyu yëpp mu ngi léegi ci internet bi ñu traduire ko dans beaucoup de langues ngeen mën cee jëlee xam-xam ay livre bu xare yu dul jeex ak ñeneen am na ñoo xam ne boo leen ko partager ay bu yàggee ay xuloo ngeen di dégg de boo leen partager ci benn jour ñetti affaire rek ñu mere la telu góorgóorlu te di fàttali wante rek moo fi des de fu mu toll ni nit ñi àndatuñu seen conscience problème de chômage bi nga xamante ne statistique yi muy agence nationale de la statistique et de la démographie génne na ko fan yële ñu génn dégg ngeen ko ñu ne chômage bi yokku na at mu nekk mu yokk ba bii ñu nekk nii rek 12% yokku na xale yi amuñu liggéey Sénégal kenn amul liggéey amuñu liggéey dañuy ñaanaatu rek waaw dañuy ñaanaatu rek ku am dimbali sa morom moo tax même ñi di dimbali duñu am ndax rythme bi nga xamante ne moom la pauvreté bi accentué ci jamono bi ci société bi nit mënu ko dindi même ci sa biir njaboot sa biir famille mënuloo ko dindi moo tax dañuy mujj dem ñun ñëpp rek tolloo ci benn niveau te am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi élevé wu ci benn niveau ndax yokk nañu seen budget réew tey démb ñu daje décidé ne dañuy yokk budget bi ay moment boo xamante ne sénégalais yi ngi xiif am na ñoo xamante ne mënuñu faju 15 milliards yooyu ñu yokk ci seen budget bu ñu ko jëloon subventionné ko ci hôpitaux yi wala ci clinique yi ne ku ñëw amul lu mu fajoo ngeen def ay conditions yoo xam ne da ngeen leen di seet te loolu bu ñu ko doon def kenn amul ñoom ñëpp a ciy qualifié ku ñëw bu ñu la nangoo naree fayeeku 200 000 yi ñu doon fayeeku xale boobu ba mu dee ñu bañ koo faj ak ñi ñu koy def 15 milliards yoo au moins mënoon na subventionné sax même bu dee une semaine beaucoup de sénégalais jar na ko ngeen koy jël di ko yokk seen budget di ko neexalee seeni staff di ci yokk ay ministres yu ngeen di fay ay di recruter waat ay personnel yoo xamante ne c'est des personnels politiques ça dépend kan moo la référé foofu ngeen bàyyi population bi ñoom ci pauvreté ak xiif ak chômage boo xamante ne kenn mënu la wax naka la nu koy fajee réew mi yépp événementiel la waaw bu màggal jàlle gàmmu ñëw 24 décembre ñëw Noël ñu ne dès 31 décembre ñëw na février ñu ne février ñëw na la c'est la fête des amours gars yi commencé événement rek la ñuy dundee di sagu rek am na ñoo xam ne sax dañuy combattre événement yooyu mais événement yooyu au moins dina soulager nit ñi ci benn moment bu ndaw ndax souffrance yi ni nga xamante ne sunu gouvernement yi waroon nañu cee dimbali waaye nee nañu duñu ci dimbali ñu ngi yokk seen budget Macky Sall yokk na budget am tey te chômage bi mu ngi yokk ci xale yi jàng université ba pare doo am liggéey ci même moment boobu la ñuy discuter loo xamante ne ñëwagul muy 3e mandat occupé ko nit ñi ñëpp nag ay événement yoo xamante ne sénégalais yi dañu leen di occupé moo tax gis nga mbirum partagé yu am importance yi ngeen war koo continuer di def boo jàngee jàngal sa moroom soo yeewoo yee sa moroom soo lekkee jàppale sa moroom mu lekk ba nga xamante ne la bonne information day circuler ci dëkk bi parce que maa ngi lire tey ci suba ci Facebook bi benn paradigme boo xamante ne dañu ko wax ñu ne peuple boo xamante ne ay saay-saay ngay fal ay sàcc ngay fal ay workat ngay fal ay tuxkatu joint ngay fay nga xam ne bu ñu koy wax sax duñu ko tey ndeysaan Wilane nekk ci télé bi nee na
su naree nekk assemblée nationale di nelaw ah di wala muy dof lu di mel ni kuy xool téléphone te fekk mu ngi nelaw nee na mu génn ci biti tux benn joint daal di koy bëgg a rectifier ne tox sama benn cigarette bi dafa doy waar am na ay lapsus yoo xam ne boo ko dee ku koy def rek moo koy wax du ko tey ay saay-saay ñoo ñu jiite lu leer la ay mandikat ñoo ñu jiite lu leer la ay wëyu ñoo ñu jiite lu leer la ndax li ñuy defante seen biir moom moo nu koy wan di fay ay caga di ko yónnee politicien ne ko tëddal ak moom nga fotol ma taatam après nga andil ma ko ma publier ko loolu ab saay-saay moo koy defa te ñi ñu bëgg a jiite ñi bëgg a doon président de la république ñoo koy defante ñoom ñoo koy defante di fay nit muy dóor nit ñoom ñoo koy defante di dem di marabute ay nit ñoom ñoo koy defante di seeti ay sëriñ di sangoo ay saafara yu bon ngir yàqalante ñoom ñoo koy defante ñoom ñooy seetante seeni adversaire politique bu ñu yaakaar ne moo leen dàq jàng mën leen ñu ne dañu koy tëj ci kaso bi parce que dañu bañ mu jël seen place ñoom ñoo koy defante ñoom politiciens yi waaye peuple boo xamante ne ñooñu ngay fal bindkat bi nee na peuple boobu du victime waaw parce que moom bu waree fal day seet kan la sëriñ bi nga xamante ne du xiif du mar du rafle mu ngi lekk moom ak ay njabootam moom lay xaar mu wax ko ñan lay voteel ñooñu lay xaar ñu wax ko kan mooy ku baax dañuy fekk sax ab saay-saay mu ñëw sukkal seen sëriñ rek ñu ne ci moom la ñu ànd te pourtant am na seeni mbokku taalibe yu leen gën a jub di sellal bëgg réew mi te duñu leen joxe duñu wax ñu ànd ak ñoom peuple boobu nga xamante ne da ngay seet koo xamante ne yéen a bokk koñ wala nga ne yéen a bokk région wala nga ne yéen a bokk ethnie wala nga ne yéen a bokk sant wala nga ne sa mbokk la nga ne moom ngay jàng moom ngay falal waaye moom ngay wax nit ñi ñu faral ko te yow xam nga ni moom jubul ñu dem ba seetlu ne at yi nu génn ñépp am na ñu baax ñu bëgg réew mi am na ñu jub ñu bëgg réew mi am na ay nit ñu sell jóge ci ay famille yu sell yu bëgg réew mi ndax seen maam dafa dee ngir réew mi ndax seen maam dañu koo exilé ngir réew mi ngir ñoom seeni deret li mu wane ci réew mi rek mooy bëgg réew mi bu dee naree jot sax ñoom ñu nangoo dee ngir bëgg réew mi waaye joxuñu leen ko ñan lañu seetlu ne at yi ñuy génn ñépp moom la waa réew mi di fal moom la waa réew mi di fal parce que mbirum warante kese la réew mi ay saay-saay lay fal ak ñoo xamante ne jubuñu te waaye ñooñu bu ñuy lekk alalu réew mi di ndóol réew mi di jouer victime bindikat bi ne réew moomu du victime te loolu dafa jara yee am na ñoo xamante ne exemple rek tey Amérique rek lañu bañ pourquoi ndax seen président bu bees bu bon bi nu yore tey waaye démb am na ñu bëggoon Amérique ndax seen président bu baax bi fi nekkoon bu doon doxal politique sociale bu leer nit ki boo demee ba nga xamante ne ci réew fal nañu la waxuma nag nga instaurer une dictature loo def rek ci responsabilité réew mi la xoolal tey réew mi tey ni nu bañee ci Afrique ndax sunu njiit tey dañu koy saaga rek xam nga ñu bëri dañuy defe ne Assane Diouf rek mooy saaga Ndeye Mati du moom kese tey boo demee yeneeni réew yi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci mbirum libérer Afrique ci domination économique bi nga xamante ne France teg nañu ko doomu français yi di jàng ci école yu rafet di sol yëre yu set ñu leen di subventionner seen jàng ci sunu alal ñun sunu doom yi duñu jàng duñu lekk duñu naan foo leen fekk xale yi silhouette sénégalais dañu ko xàmmee ndax dafay ràgg sew loolu yëpp ñun gis nañu ko ay mbir yu nu seetlu la dañoo dem ba nga xamante ne
sunu bindu dañu ko xàmmee ni nga xamante ne moom la ñu mel sunuy xale dañuy sew ruuj tuuti ndax xiif ndax ñàkk lekk gu doy ndax am ñàkk lekk bu am vitamine boo demee en ce même moment réew yi nga xamante ne ñun sunu économie moo leen di garantir xoolal xale yi dañuy obèse dañuy dem ba dañuy wutal ay personal trainer pour que ñu leen di yënguloo ndax ñu perte graisse ndax dañuy lekk ba mu ëpp dañuy lekk ba mu ëpp lekk ba suur nekk ci confort ñun ñu nekk ci métit te pourtant am nañu zircon nee nañu am nañu pétrole léegi nee nañu am nañu gaz waaye ñun duñu jariñ dara ci pauvreté rek la ñuy dundee ñun waaw te ñaari peuple la benn peuple bi moo supporté beneen peuple bi benn peuple bi moo supporté économie beneen peuple bi waaye ñi nga xamante ne ñoom la yàlla jox li mu leen jox te bu nu amoon ful la jariñu ci ñoom ñoo koy jël di ko jaay ñeneen africain yépp dajaloo ne dañu bëgg def benn réunion pour la création d'une monnaie africaine francophone fekk sunu président fan yële mu ngi naan le franc CFA est une monnaie à garder nekk ci benn politique boo xamante ne défendre intérêt France rek la nekkee gars yi daje mu boycotté leen ne day dem Afrique du Sud di lijjanti ay mbirum train te moom réewam defagu fi sax benn centimètre de rail benn centimètre rail defagu ko fi mu dem di lijjanti réew moo xamante ne li ñu yore ci ay train rek ëpp na 500 te li la waroon a may loolu mooy fexe ba seen économique ngeen di parce que mbir mi sax gis nga mbir mi xeex mi du ay création monnaie de parce que mën nañu bàyyi ñuy defar sunu monnaie fii ba pare waaye sunu xaalis ba ma nga ca ñooma réserve bi ma nga ca ñoom li ñu war a xeex mooy récupérer réserve yooyu andi ko fii ci sunu réew mi sunu réew yi ñu andi ko fii créer banque centrale yoo xam ne moo koy gérer mais pas ñu bàyyi ko France rek ñëw di print ay monnaie fii loolu mooy lan yëfu dof yooyu mooy yan ñu jox la machine yi ngay ñëw di print mais ba tey ñoom ñoo lay wax ñaata nga war a print na ngeen dem récupérer réserve yi loolu mooy li nga xamante ne moo jara ñaan loolu moo jara xeex bi du ay print ay billets yu ñu amalul njariñ moo tax gis nga ñii di xeex commission yi ñu créé ñu ne dañuy xeex mbirum franc CFA gars yi da ngeen di dugg ci détails yi ngeen leeral nit ñi affaire bu du affaire print monnaie kese dee leen ko répété bokk muy leer ci kanamu nit ñi ngeen ne sunu réserve yële France dencalu nañu ko récupérer ñu andi ko ci sunu banque yi nga yore banque centrale yi ñu am dañu ko defee noonu waaye naan ay print rek di dajaloo pour la création léegi nag bu ngeen waxee création bi wax leen récupérer alal bi waaye nag ci même moment boobu Macky Sall boycotté na leen moom dem Afrique du Sud bàyyi leen fa nag ak beneen nègre de service moo tax gis nga seen réunion boobu dañoo daje ba pare waaye mënuñu sax jël décision parce que Alassane Ouattara moom la ñu yónni Macky Sall ñemewul toog parce que gis nga histoire da leen di juger am na àq yoo xamante ne boo ko jëlee dalay dal xoolal tey Blaise Compaoré li ko dal ñëpp xamoon nañu ne c'est le nègre en service pendant des années si sous-région bi lu ñu def luy nar a yàqal France rek mu jug dugg ci tas ko loolu la Alassane Ouattara ak Macky Sall di jouer ci jamono ju ñu toll ni ànd ko nag ak famille Eyadema yi moo tax gis nga doomu Eyadema consulté na Macky Sall ngir crise bi nga xamante ne mooy xew ci réewam ñoom ñooy dimbalante parce que ñoom ñooy créer équipe te fii ak tolluwuñu ci 14 wala 15 colonies yi nga xamante ne ñoom France moo leen dominer di jël seeni économie fii ak ñoom demuñu ba mu am majorité mooy maanaam ñu dem ba am plus de 8 bàyyi 7 traîtres yi duñu def organisation bu baax pour libérer wu ci France duñ ko def mukk parce que toujours dafa am ay traîtres yoo xamante ne ñoom la ñuy dooleel te dañuy convaincre seen biir xam nga ne président Burkina Faso bu fiy ñëw nii di ñëw Sénégal ñu dem di ko wan ay aéroport
laaj ngeen question bi lu tax ñu dem di koy wan ay aéroport ay mbir la rek àndal ak France ñu jàppale la lii léegi nga am ko dañ leen di dugal seen bopp yi naan seen réew li ñu leen di juger mooy li ngeen fay tabax ngeen di jaay seen réew rek di jox France bu France demee ba doyal may leen benn dajale benn xaalis bu tuuti jox leen ngeen tabax benn stade wala ngeen defar benn ay kilomètres de route daal de liggéey ngeen liggéeyu leen parce que li ngeen di jox France bu ñu ko defoon ci benn année ci sunu réew Sénégal billahi ñu développé ci saasi la ñuy développé ci saasi la tali yi di tàccu la tali yi di yaatu kër yi set ndox mi di dox électricité bi du tuuru ay compagnie sénégalaise commencé di génn dañu ñu xoj gaay dañu ñu xoj te xoj bi du benn nit moo ñu ko def dafa ànd ak mbooloo am na ñoo xamante ne nag bëgguñu ci feeñ dañu ànd ak mbooloo te bëgguñu yéen ngeen xam ko ñi néew ci ñi nga xamante ne sax ñooy rebelle wu di wax dañu leen di jàppee comme ay mécontent pourtant ñi nga xamante ne ñooy wax pour yéen am na ñu ci ëpp ñoo xamante ne billahi seen aqulaay taala rek moo tax ñuy wax pour ngeen yeewu rek parce que ñoom xam nañu ne mënuñu fal président de la république xam nañu ne yéen a mën a fal président de la république moo tax ñu ci sonn ngir yee leen ngir ngeen mën a fal le bon président de la république mais yéen da ngeen di dem ba defe ne ñooñu dafa am lu leen naqari quoi li ñu naqari mooy seen problème de bëgg rek ngeen xam luy xew ndax l'information est filtrée am na yu bëri yoo xamante ne bu ngeen ko xamoon musiba xew dañu leen koy nëbb moo tax ñu créer aide de la presse di ko jox ñenn ñi pour que ñuy mën a boycotter yenn information yi gars yi ndax xam ngeen ko tey ci suba rek maa ngi déglu Pape Alé Niang muy flingué journaliste yi loolu nag dafa ma ciy fekk rek ndax man ci laa dëkk dafa ma ciy fekk rek ci laa dëkk ndax la rétention de l'information loolu crime la loo xamante ne da nga waat ñu jox la sa diplôme ne moom nga def nga ne la vérité rek luy jariñ communauté bi ngay génne est-ce que jariñ communauté bi mooy téye information boo xamante ne le gouvernement actuel la concerné ndax loolu mooy bëgg sa réew ndax stabilité mooy absence de guerre pendant ce temps ay population ñu ngi dee ci pauvreté mënuñoo am accès aux soins médicaux koo gis mu ngi feebar ndax malnutrition di perte de poids boo xamante ne bu doon ci réew yi ñu nekk la soo amee yenn perte de poids yooy def dañu lay docteur bi da lay laaj question am na sax ay formulaire yoo xam ne bu ñu la ko joxee ndax yaa ngi perte involontairement ay poids te ñun Sénégal loolu fa xam perte involontairement de poids en continu lenn waralu ko lu dul ñàkk lekk ak ñàkk lekk yu amul nutrition yu amul vitamine amul protéine amul dara même lekk rek na biir bi fees rek na biir bi fees te lekk yi benn du ci varié te mënoon nañoo toll foo xamante ne ci loolu la ñuy dund mais mënuñu ko ndeysaan mënuñu ko waaye du ñu jox réew mi la bonne information journalistes yi ni ñu doon laamisoo ak gouvernement yi njëkk yi fi jàlloon rek noonu la ñuy laamisoo ak gouvernement bi bii nag dafa rawati parce que bii boycotté ay nit ak bañ ay nit am visibilité loolu mooy li nga xamante ne moo xew ñi ñuy jox visibilité ñëpp mooy ñi nga xamante ne amaluñu njariñ seen message amalu njariñ réew mi wala distraction la xanaa xamoo politique des fois dina bàyyi ay distraction génn pour mu distraire la population pour que mu diluer li nga xamante ne moom moo di seen colère mer gi ñuy mer di ko mer gouvernement bi di ko dencal dañu koy diluer avec des événements yoo xamante ne day xew ñu bàyyi loolu jàll rumeur léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ak gouvernement bi ñoom ñooy complot ci loolu daal di ko jox benn ampleur bu rëy ku ñu bëgg ñu coow la ci réew mi dinañu la coow billahi wallahi taala waaye dañuy dem ba xool le pour et le contre
ñu ne bàyyi leen information bi jox leen nag information parce que nit dina bind article ñu publier ko ci site internet nga dellu ci 30 minutes après ñu dindi ko ana kan moo leen di jox ndigal pour que ñu dindi information boobu ki leen di dundal moo leen koy jox am na ci ay site internet yoo xamante ne xam nga léegi aide de la presse bi kenn publier tu ko dañu koy joxe rek ci pet ndax coow yi nga xamante ne moom la fi andi woon waaye soo leen raamalulee ah doo jot ci aide de la presse bi ko ci jot moo taxit li nga xamante ne moom la gouvernement bi bëgg moom la ñuy def ñi nga xamante ne ñooy contre gouvernement bi duñu leen reprendre moo tax Pape Alé Niang génn di leen wax parce que dafa am ci ñoo xamante ne dañu leen di fay waaye fenn rek laa àndul ak moom ci sortem bi mooy bu ñu waxalee dara Macky Sall rek nee na dafa am ci presse bi ñoo xam ne dañuy génne ne Abdoulaye Wade defoon na fi nangam ak sangam mais loolu na xam ne ci société bi la nekk parce que suñu société bi du man dong mooy la réplique bi nit ki nekk ci lu bon di def du man kese waaw ñeneen ñoo ko fi def moo tax koo ci laal rek faaw mu koo ci critiquer sax dafa am koo xamante ne dama ko doon critiquer parce que day def ay information day def ay live Facebook ma gis benn communication bu bon boo xamante ne moom lay def ma woo ko di ko yee mu may wax man tam yu bon yu may def nee na xam nga yooyu dafa doy waar mu may dal man yenn yu may def nee na xam nga kon naka la ñuy conseiller boo ma déggee may def lu dul yoon woo ma nga wax ma ko man loolu moom ñëpp ñu ngi may dégg ci rajo bi ma koy wax su ma juumee nga jubbanti ma loolu laay woote de ndax man bëgguma amel kenn ak man bëgguma dem safara bu ëllëgee de su ma juumee nag sama passion mun na ma yóbbu ci lu ne sama passion waaye xol bi ci biir de li ci nekk man xam naa ko li ci yàlla def man xam naa ko kenn mënatul a jubbanti kenn koo jubbanti mu mere la xas la te man dama fidèle en amitié macha allah moo tax des fois man sama xaritoo dafa metti de gars yi moo tax ñii xaritoo man dañuy jékki-jékki rek bàyyi ma de sama xaritoo dafa metti parce que du ma gis mukk lu lay nar a gaañ te duma la ci dimbali gaaw parce que booy jooy rek may jooy soo nekkee ci naqar rek ma fanaanee julli di la ñaanal nga génn ci di ko naqarlu comme yow léegi nag bala nga may teg coono boobu parce que loolu coono la da ngay bëgg am fën sax après nga dagg fën bi parce que sa copain mu ngi yow laa bëgg sauver de mais sama bopp sama énergie laa bëgg a denc moo tax ma lay teel a bousculer dama di bousculer dama leen di bousculer moo tax damay jekki-jekki dugg ci ruq naan waa man li may def nii est-ce que man wér naa est-ce que jar na ko pour intérêt keneen moo tax boo ma jegee su ma la gisee nekkuloo ci yoon dama lay teel a woo wax la ko surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki t'aime t'empêche ki te hait t'allèche ki la bëgg daf la war a tere ki nga xamante ne nag bëggu la moom dalay jaay rek dalay raay rek ngay def ay musiba nag ba nga dugg ci ñu daal di rocceeku nag bàyyi la fa nag boo ci deewee nag ñu lay fàttaliku moo tax il faut que ñu yeewu ci loolu la bonne information nanu koy génne population bi jot ko bu nu ko defee rek dinañu ci génn léegi nag tey ci information yi dañoo génne ne Serigne Bassirou Gueye dafa demandé ñu lever immunité parlementaire bu Khalifa Sall xam nga ñoom Khalifa Sall une patate chaude la entre leurs mains parce que koo xamante ne dañu ko fal député mu am immunité parlementaire mënuñoo justifier lu tax ñu koy bàyyi ci prison bi te am na ay politique yu jël combat bi yóbbu ko au niveau international xam nañu ne mënuñu ko lever parce que dañu ko ragal parce que bu ñu ko lever dañu koy bàyyi ci biti ba ñu koy juger waaye bëgguñu mu génn ci biti parce que daf leen di dame
ndax moom rek moo fi yore ay fonds politique comme ñooma moom rek moo fi yore ay fonds spéciaux comme ñoom li ñu ci yore dafa bari waaye lu dese li mu ci yore ñu xam ne mën na koo politiquer moo tax ñu téye ko ci biir ba tey waaye bañ pression internationale ñëw dal ci kaw moo tax dañuy def pression ci assemblée nationale sax duñu ci def pression fu mu toll ni Bassirou Gueye bind na Moustapha Niass da koy appliquer ak seen mbooloo mécanique bi ñu yore ñu bàyyi ko ci kaso bi Khalifa Sall amul chance ndeysaan comme Karim Wade amul chance waaw ndegam moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xeex pour la libération de Khalifa Sall ni ngeen di defee combat bi c'est trop dafa soft bu mu ëpp naka lañ koy waxee dafa nooy c'est trop léger ni ngeen ko bëgg a defee ñii di menacer naan ay dañuy def ay taatu neen ñii naan dañuy def ay grève de la faim Macky Sall da leen a faale Macky Sall fi ngeen ko war a yóbbu ba tey yóbbu leen ko soit da ngeen ragal soit nangu leen def politique bi mu leen di woo ñamawu leen mais rang boo xamante ne yéen ñëpp ñu ngi leen jëme à l'abattoir ngeen rebelle wu au moins am 5 yu ci rëcc moo ko gën di benn borom fital taxaw ne leen haut les mains ngeen nekk une centaine mu yore ay bal dafa mën a roof di tirer di leen rey yéen kese bu ngeen rebelle wu la dina am ñu ciy rëcc dina am ñuy dee waaye jaralu leen ko de politique bu mu leen di woo te réponse bi leen di libérer ba léegi defagu leen ko xam ngeen ku jàpp Karim Wade ñu arrêté Karim Wade ñu ne ma dégg liet naa waa PDS yëpp génn ku ci nekk di menacer xam nga sénégalais dafa mën a menacer yow su ma la jàppee di xiiruwaate te dañuy mbaw duñu màtte ñoom ak xaj boobu nga xamante ne mooy xaj yu tuuti yu sew yooyu nga xam ne ku la romb rek ñaan la wow dañuy mbawe rek boo yëngatoo rek ñu daw moom lañu ñun moom lañu ci waawaa moom lañu noonu la xaj bi tudd ñëpp naan bu ñu laalee Karim Wade rek moom le pays sera ingouvernable moom élection du fi am ñu téye Karim Wade ba muy jege ñeenti at ñu libéré ko génn ko réew mi te yéen ñu doon wax xamu leen ci yenn condition la ñu ko génnee réew mi te ba tey ñemeetul dugg ci réew mi te ba tey kenn déggatu ko muy wax ci mbirum problème réew mi kooku bu jàppee Khalifa Sall xanaa boobu waroon ngeen a pare Khalifa Sall dinañu lever immunité parlementaire am dinañ ko juger dinañ ko tëj ci kaso bi loolu moom na leen leer parce que Macky Sall lépp lu muy def par goutte lay def yéen da ngeen a yàkkamti moom yàkkamtiwul te moom yoonam xam na ko yéen ñëpp nag yéen a ngi ci rang bi di xaar amaana sax ñi ngeen di xaar pour ñu rendi leen yéen la ñuy njëkk a rendi ndax yéen amagu leen lu ngeen lekk amu leen liggéey amu leen lu ngeen naan bu sibiru ñëwee mën na leen a rey yóbbu yéen a ngi xalaat ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi feneen wala seen condition ñoo leen gën a baax yéen ngeen di xalaat Macky Sall jàpp ñooñ tëj leen ci kaso bi wala yónnee ñu leen rey te yéen xamu leen ne yéen a njëkk a dee yàlla rek ay reye nag waaye bu nu ko demee ci ni ngeen koy xalaatee ñu bari ñuy wax pour yéen la ñuy waxal ndeysaan ngeen lànk ne du ngeen déglu di yaakaar ne ñooñu intérêt la ñu ci am maa ngi dégg ñu baax ñu bari di wax ku wax kenn du ko topp ku wax kenn du ko déglu ku wax kenn du ko jël di ko partager di ko yóbbu ci ñeneen ñoo xamante ne jotuñu message bi bu ñu leen waxee télé distraction rek ngeen ci gis waaw moo tax xool nga sunu média yi dañuy seet ñi nga xamante ne ñoo gën a rigolo humoriste yi la ñuy jël def leen ay journaliste animateur musiciens yi tey ñoom ñoo leen di defar ay wax sa xalaat ak ay tës ak ay yu demee noonu xam nga dafa doy waar quoi man après damay xool le paysage médiatique sénégalais damay dugg samay ruq di reetaan ma xam ne su ma waxee rek ñu ne da nga soxor billahi wallahi taalaay munoon naa cee def critique yu doy waar tuddal la ay tur ay animateur ñoo xamante ne ay DJ la ñu woon léegi ñooñu ñooy nekk ci rajo yi nee na dañuy jox nit ñi leçon de morale ñu jàngul ñu xàmmeewul
ñoo xamantene mbirum distraction lañu spécialisé wu ñooñu lañuy jël ñu bëgg leen ñu def leen ay roy way ci réew mi ñom ñoo ñuy jox information hein motax mbirum journalisme dafa dé Sénégal parce que ku demul jànguloo la déontologie journalistique ak éthique bi ci nekk soko jàngulee ko xamantene dalay wax naan la dëgg buy défar dëgg buy yàq fen wuy défar moko gën mu ne lool lay dundé lool moy leçon de moralam ñu leen di defal ay xalaas ay teus ay ak yeneen émission de distraction te kenn du la ci wax ci ban école la jàngé kenn du la ci wax ban diplôme universitaire la am te diplôme universitaire am na njariñ de gaay parce que dafa laaj discipline moy nit ko xamantene dafa melni comme armée ki lay jox ordre bokoy dóor muy dé sokoy ngad muy dé waye li am solo moy ordre bi mu lay wax nga koy def non le professeur di def à l'université nga wacc mu jox la ne la ci li ngay bind nga dem sa kër mun nga bañ ne doo ko def nga tok def ay recherche def ko joxe ko lolu moy discipline bi ci génné koku bu démé ba nga xamantene day liggéey ci service day top ay ordre so déggé ñuy wax ordre hiérarchique ci lolu lañu ko tek nit ki la séfé mënu la gënu la waaye comme que mo la séfé ordre bi mu lay jox rek nga nangu ko top ndax yow yaangi jox ordre ñeneen mais buñu jëlé ño xamantene formation bobu amuñu ko ñu ne ñom ñoo ñuy jox information ñu ne ñom ñoy dem cueillir l'information ñom ñoy ñew traiter l'information avant de la livrer mais gaay nañu sét koku koy def ndax jupna li xamne moy xew ci salle de rédaction yi li di xew ci journaux yi nit da nga koy interviewer sax mu paré nga koy embellir ngay bind texte de l'interview bi diko embellir di wax lu mu la waxul ndaysan te ñooñu lañuy lire ñooñu lañuy déglu gaay ñi ma gis ñuy wax ci mbirum presse di wax lu baax ta bari duma leen gis mukk ñukoy partager duma leen gis mukk ñukoy share ci sénégalais ba nek ci all ba ta jotul information bi gaay amna ay message yo xamné dañoo wara fexé ba mu yegg à destination waye télé yi ñu ñuy gënël ñoñu nga xamantene échantillon bi nga xamantene mo gëna pourri ci sunu réew ñoñu lañu jël def leen ci écran télé yi jox leen micro radio yi ñom rek lañuy dégg xalé bi nga xamantene mo bok ak ñom koñ té xamné ki muy sétane ci télé bi wala ki ñuy déglu ci radio bi jox ko importance tay demb dañu ko daxone école yegul CM2 waye taxu ko tekki est ce que xalé bobu dina ciono ci dem ne day jang école question la leen di laaj rek question lay laajte de ndax xalé bi nga xamantene mo dekkon ak ñi ñu doon ay animateur radio asafurla doon ay animateur ci koñ bi janguñu école wut seen ben musique rek di yëngatu wala ñuy taxawalu amuñu diplôme dañ leena téla dak ñu dem ba mu yag tay ñoñu ñoy joxe ay leçons de morale ci télé yi ndax lolu signe de motivation la pour xalé bi nga xamantene moko témoigner ñu ñoy posone suñu jeunesse ñu ñoy posone suñu jeunesse ñun ñoy posone suñu jeunesse motax tay la paresse mom moy règle de morale bu bess bi ak du man dong ndax ñi fi defoon njombe rek lañuy mettre au devant de la scène ñi fi def ay njombe rek lañuy jël tek leen ci kanamu télé yi ak ci kanamu radio yi waye amon ay jamono xamantene da nga daan rêver pour nek journaliste ndax da ngay gis ben plume bo xamantene ki koy wax lu bax rek la ci jublu ngir askan wi motax ñom journaliste sen bi respecté wuñu de respecté té wuñu amna ci ño xamantene ci seen mëna wax lañuy ñëw né man journaliste la parce que ñu ngi liggéey ci télé man journaliste fa bu ngeen jangulé amna lo xamantene mënu leen ci wax ci nit ñi discipline bi nek ci jang nak motax may wax de discipline bi ci nek dafa melni dem armée rek comme ni ma leen ko waxé discipline bi ci nek motax ñuy wax lolu bokk na ci di genn ci information yi tay ca Sédhiou nak
presse bi génne na ko ndeysaan dafa am benn docteur bu tugg docteur Doudou Diouf dañu ñe dafa am tentative de suicide journaux yépp tey génn bind ci chroniqueurs yi wax ci ñu sax dugg ci information bi bay wax ne grève yi nga xamantene da cee bari ak pression boo xamantene syndicalistes yi dañu ko doon def ci ñoom pour wax ne ni ñuy gérer fonds yi du noonu ak yu demee noonu man nag xam nga man moom dama wérul fi may gisee ak fi gaay di gisee day wuute gaay gis nga mbirum santé ci Afrique mos nañu ma invité ci benn forum ma ciy wax ñu may attaqué temps yooyu temps wu Ebola bi la ma ciy wax benn waajoo xamante ne kat da doon ngandalu nee na journaliste xawma ban rajo la te man leer na ma ni jàngul journalisme billahi leer na ma parce que ni ma ko gisee muy wax di jay boppam rek wala xam na ñi mu bokkal forum bi kenn xamu leen te moom sax kenn xamu ko mais muy wane ne moom journaliste di ko répéter à plusieurs reprises rek laa xamante ne day sóobal sama sénégalais ñi ma ci xam dafa bari de lay ma ciy wax mooy attaqué naan ma Occident ban intérêt la am pour rey africain yi man a xam ne kii xamul dara loolu question bu ñuy laajati la ban intérêt la am di introduire Ebola ci nit ñi ñuy feebar ban intérêt la ñu ci am ma ne ko xamuloo ko da ngay dem jàngi ma ciy attaqué yu metti gis nga secteur santé bi secteur mafia da ci nekk ma wax leen ko léegi nag ngeen xam ko secteur mafia da ci nekk parce que gis nga bu ñu demee bay wax Eva Marie Coll Seck di wax ne il faut que ñu wàññi suñu njur gi te am na benn plan boo xamante ne Occident moo ko financé pour que ñuy vacciner femmes yi dans les zones rurales dégg nga dans les villages di leen yóbbu ci communauté yi foofu di leen vacciner pour que ñu wàññi seen njur gi ndax ñu mën a am lu doy lu ñu lekk ñun lu ñu war a lekk yéen ngeen lekk ko kon ñun fan la ñuy gisee lu ñu lekk benn pantre moo fi nekk fees dell ak ay lekk juróomi nit ñoo nekk ci kër gi su fekkee benn nit rek moo yore caabi ci te moo koy lekk ñeneen ñi lu ñuy lekk dafa jar wàññi njur ñun yor nañu lu doy lu ñu war a mën a lekk bu fekkee partagé nañ ko équitablement bu fekkee bàyyi nañu nit am accès ci opportunité yooyu jarul wàññi njur ñoom ñuy liggéey ci ne dañu war a wàññi njur gi ndax ñun li ñu yore mën ñoo doy moo tax Macron bi mu leen koy wax weer ba la ñu génn mooy li ñu formé rek ñoom ñoo bokk ci école maanaam ñoo bokk chef bi leen di wax li ñuy def biir service de santé dafa am mafia boo xamante ne kenn mënu la ko wax yéen defe ne xëy suba rek ne benn waay dafa xaru man loolu sax dama ko gëmulaa moo tax may waxee li may waxee kan moo leen wax ne questionnement nag laay soulever kan moo leen wax ne dañu ko bëggoon a rendi ko ba pare ñëw ne dafa xaru ana ñaata nit lañu fi rey Cheikh Sadibou Ndiaye reyuñu ko ca Mamel ne leen dafa xaru am na ñu fi rey di wax ne dañoo xaru fekk nit nag ku ñu pendre kese nga ñëw ñu pendre ko rek nga ne moo rey boppam loolu yomb na de gaay man damay yóbbu débat bi ngeen koy yóbbu fu gën a xóot ndax ay service mafiosi ñoo jiite réew mi te secteur de la santé dañu ko war a auditer def les états généraux de la santé mbirum mafia la parce que nit ñi du ci pression ci ministre bi rek lañu koy def dañu koy gis nga syndicaliste yi ñi nekk seen ginnaaw sax duñu ko xam gaay mbir mi dafa laaj ñu def ci ay états généraux mbirum santé dafa bëri yëfu saay-saay man ba may màgg ba tey ministère de la santé ay coow rek moo fay xew ay coow rek ministre nag bu ñu fal problème dafay am foofu man loolu mooy li nga xamante ne moo ma jaaxal mais xëy suba rek ne la benn waay daroon xaru ñu yónnee ko ana kan moo découvrir nee nañ bi muy rendi boppam ana kan moo ko fekke
ana kan moo woote ba ñu ñëw jël ko ñu ne dañ koy yónnee avion wala hélicoptère bu koy jël di ko yóbbu affaire yi dafa doy waar affaire yi mafio la te ay milliards moo ciy génn nañu ciy def ay questionnement am na ay pression yoo xamante ne sax xëy na bu ñu la ko defee disons que sax suicide la mais tentative de suicide la mais gis nga am na yenn pression yoo xam ne bu ñu la koy teg tu perds toutes tes facultés mentales doo sax nekkati ay nit parce que soo fekkee soo xamee sunu hôpitaux régionaux yi ñu yore ci réew yi dañuy jël benn docteur rek jox ko mu gérer man am na sama benn xarit boo xamante ne baayam daf doon gérer hôpitaux yooyu nga xam ne moom la ñuy teg ci région yi ca Tambacounda mais état bi du leen jox benn moyen ñu bëgg leen laaj résultat milliards yi ñuy jël di koy yokk ci budget présidence de la république moom laa leen di wax sànq bu ñu ko defoon ci service santé am na ay problèmes yoo xam ne docteurs yi mën nañ ko résoudre mais boo jëlee nit moo tax nit ñi tamit dañoo war di moytu responsabilité yi ñu leen di jox pour des miettes yow li ngay ëppalee sa moroomu docteur yi du sax mat 200 000 ñu teg la pression yoo xamante ne kenn mënu ko xam ndax ay médiocre bu ñu la jiitee di sàcc alalu réew mi di ko denc bitim réew ba pare bàyyi la sa diggante ak population bi naan la jox nañu la te joxuñu la dañu lay indil sax ay problème dañu lay indil ay problème yi médecin yi yore docteur yi jiite hôpitaux yi ci àll bi bu ngeen xamoon problème yu ñu yore dañuy démissionner rek am na ñu ci bëri ci ñoom dañuy démissionner parce que dañu leen fay affecté par force dañuy mujj démissionner dem liggéey ci ay clinique privée dañuy mujj démissionner ngir ubbi seeni des fois sax seen clinique gu bokk pour am seen paix ñoom ñëpp a feebar ndax pression bi ñu leen di teg parce que politique yi ñoo leen koy teg di leen laaj résultat te joxuñu leen xaalis waaye ñoom bu ñu feebaree du ñu fi faju bu ñu feebaree ñoom du ñu fi fajoo moo tax faalewuñu docteur yi nii sànni ci àll bi bàyyi leen ak population bi mercurochrome sax du ñu ko am bu ñu demee nag ba mu neex leen acteur politique yi nekk ministère de la santé te dëkk ci région yi ñoom ñooy ñëw wax syndicat yi jox nañu hôpital bi lii wala laa gaay naan sàcc nañu alal beeg dugg nañu fii te fekk joxuñu leen dara joxuñu leen ko bu ñu bëggee doxal mbirum santé Sénégal te loolu c'est primordial nit bu wérulee du mën a liggéey du mën a nekk un acteur économique nit bu wérulee du mën a doon un acteur économique du ko mën a doon du mën a yëngatu ci luy doxal réew mi ndax am nañu feebar tey te doon ay millionnaire am cancer wala ñu am ay feebar infatigable yu kenn mënut a faj incurable ma nekk sax un néologiste tuuti moo tax ma ne infatigable waaye kenn mënu koo faj nag ñu jël leen xoolal ñooñu boo leen laajoon seen milliard tey ñu jëndee ko wér dafa am njariñ nañ sunu état bi dimbali ci ñu wér ndeysaan gaa yi am wér-gu-yaram ndax ñu mën a jàng gaa yi am wér-gu-yaram ndax ñu mën a liggéey gaa yi am wér-gu-yaram ndax ñu mën a jariñ réew mi waaye moo tax ministère de la santé boo ko seetloo da ngeen di dem ngeen di def ay recherche soo seetee gouvernement yi fii jàll ministère bi nga xamante ne mooy gën a gaaw a yëngatu ñu changé ministre bi ministre de la santé moo jiitu sax éducation laa lay wax nii ndax mafia bi nekk ci biir ay alal yuy dugg ay ONG bu ñu bëggee am xaalis sax ci affaire santé la ñuy déglu mais seetal ñii di def ay téléthon rek fan la ñuy def téléthon est-ce que dañoo def téléthon pour dimbali chômeurs yi ci affaire santé rek la ñuy defee téléthon businessu sàcc kat la businessu sàcc waay la moom la moo tax moo doon ministère bi gën a instable ndax ay mafia ñoo fa nekk am na ay syndicats yoo xamante ne depuis temps Abdou Diouf ba léegi ñoo nga fa di yëngatu rek ku ñëw rek bu ñu jëlulee seen wàll yàqal la
di tiital ñëpp nag surtout les directeurs yi nga xam ne ñoo jiite les hôpitaux régionaux pression rek la ñu nekkee ci ñoom billaay wallaay taalaay te état bi du dimbali kenn loolu ñëpp xam nañu ko gëstu bu ndaw rek bi ma jotee nouvelle bi démb gëstu bu ndaw rek laa ci def génn ci li ma ci génn yëpp wax ci li ma ci wax ni yëpp am na leneen loo xamante ne ba tey xamaguñu ko te dinañ ci ñëwaat ci fan yi bu soobee yàlla dinañu ci ñëwaat di ñaan yàlla gën a sàmm sénégalais parce que am na ay non di yoo xamante ne soo ko jotee information bi rek à la surface nga analyser ko ci kaw te demuloo en profondeur doo mën a xam réalité yi nga xamante ne moo nekk ci biir ñun sénégalais ñooy posanante suñu biir te ñi nga xamante ne ñooy noos ci kaw Sénégal ñoom yëgul ñu xew ñun ñi nga xamante nag amuñu dara ñun ñooy jamante di rayante di defante pression te dara new fakat de coquille vide kese moo fi nekk ñu koy xëccoo di rayante ci biir ca Casamance nag nee nañu l'exploitation du zircon mu ngi réveiller les vieux démons mooy maanaam mbirum rébellion bi parce que mbirum rébellion bi at yi nu génn dafa xaw a sedd am ay coow yu bari yu ci daan am wàññeeku na waaye zircon bi nga xamante ne moom la ñuy exploité ca Casamance tax na am na waa Casamance yu jóg ci li leen tax a jóg nag mooy mbirum patriotisme bi nga xamante ne seen raison yàlla génn fa xéewal goo xamante ne ñoom am nañu ko ñu gis ne ñu ngi koy exploité te duñu ci ñeex seeni cere tax na ñu bëri jug nañu nag ñu créer ay comité di xeex pour mbirum exploitation zircon bi mais aussi nee nañu dem nañu ba nga xamante ne rébellion bi mu ngi ci yeewuwaat mbir mu doy waar boo xamante ne mu ngi xew tey ci jamono ji nga xamante ne nii ci lañu nekk tey nag presse bi wax nañu ci daje boobu nga xamante ne dañu ko doon daje ngir la création d'une monnaie africaine Macky Sall boycotté leen daal di ànd ak ñi mu àndal moom daal di dem dellu ca Afrique du Sud di fa lijjanti yeneen mbir yoo xamante ne kenn xamul lu tax mu bàyyi moroomu africain yi di yëngatu ci mbir mi mu dem ne day yëngatu ci mbirum beneen mbir moo xamante ne ça n'a rien à voir maanaam boo ko comparé woon ak importance su monnaie bi ak récupérer suñu réserve yi lii moo ko ëpp njariñ waaye taxul moom mu daw kii boobu parce que bëggul africain yi continuer di ko blâmer parce que ñu ngi koy saaga à travers toute l'Afrique les grands intellectuels ñu ngi bind ay chronique di xas sunu président sénégalais yi fu mu toll ni ci loolu la ñu gën a siiw sax ci jamono ji waaw li mu ñu mën a yàqal nag bari na te xam nañu ko ndax manque de considération soo ko amee ak say kanamu compatriote daanaka amatuloo dara waaw ca Sénégal nag Sopi FM dafa am benn coow loo xam ne dafa nekk parce que dañu doon jéem a tuxal sax li nga xamante ne moom moo di station bi déménager ko jële ko Liberté 6 extension yóbbu ko Fann li ko waral nag mooy selon Mayoro Faye nee na Sopi FM nee na rajo waa PDS la du rajo Ousmane Ngom xam nga Ousmane Ngom ba mu nekkee ca PDS am na lu bëri lu mu ñu yëngatu ci mbirum Sopi FM moo ci yëngatu vraiment wax dëgg yàlla ku wax dëgg rek waaye fu mu toll nii ci démb gi bi ñuy publier affaire bi nee nañu Sopi FM dafa arrêté ci fréquence ba mu doon doxee parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne Ousmane Ngom moo moom rajo bi parce que dafa am ay échauffourée yu xew entre ñoo nga xamante ne ñoo opposé wu ci ak Ousmane Ngom ci démissionné na dafa war a dem te ay nitam di gérer rajo bi nee nañu d'après article bi moo andi coow li léegi nag waa Sopi FM dem waa PDS récupérer rajo bi bu ko yóbbu fenn foo xamante ne ñoom ñooy doxal rajo bi mais pas waa kër Ousmane Ngom yi loolu moo andi coow li nga xamante ne waa PDS ñu ngi koy xeex ci seeni biir Cheikh Amar nag nee nañu commission bi blanchir na ko
ci affaire CREI nee nañ branchir na ko milliardaire ku yore ay milliards kay ku lay tiiñal da nga ànd ak nguur gi kenn du la tiiñal nee nañ 12 milliards yi nga xamante ne de commission yi ñu waxoon ne moom la amoon ci ay business yu mu waroon def nee nañu waa CREI raxas nañu ko ba mu set wecc Cheikh Kanté nag moom nee na moom du sàcc te jër na responsabilité ni mu gérer port autonome de Dakar amul dara lu muy regretter ndax nee na at mu nekk day defar ay bénéfice te mu ngi liggéeyal Macky Sall mu ngi liggéeyal communauté Sénégal donc moom ragalul ci li nga xamante ne moom lañu koy jiiñ ca port ba lu ne ñu ngi ko koy yàq nag waaye def na sorti moom ci wàllu boppam di défendre boppam am na benn coow boo xamante ne aussi bëggoon naa cee wax sama xalaat rapidement rek dooga jox Ahmadou Diop kàddu gi mu di dafa am benn footballeur bu takk benn soxna benn footballeur bu ñuy wax Ibou Touré ñu ne dafa marié benn soxna léegi nag tribunal ñëw na ne moom dafa signé woon monogamie donc dàq nañu maanaam mariage boobu mu def c'est un mariage nul daanaka Assane Dioma Ndiaye sax wax na ci def na ci benn interview bu am njariñ boo xam ne dama leen di suggérer ngeen lire ko pour que ngeen xool danger bu ci nekk mbirum société la nag 5 minutes rek laa ciy wax coupé jamono jële passé maa ngi leen fi doon wax Sénégal dañoo nekk ci benn dilemma bu doy waar mooy lan moo neex yàlla ak lan moo neex nit ñi ñoom ci li ñuy gën a yëngatu te seytaane moo leen ci poussé mooy lan moo neex nit ñi lan moo neex nit ñi la nit ñi di yëngatu am na yu bon yoo xamante ne nit ñi dañu koy def am na yu bon yoo xamante ne nit ñi dañu koy def te li ñu ci jublu rek mooy satisfaire une personne wala une communauté duñu seet lan la ci yàlla wax dama lire article Assane Dioma Ndiaye bi muy expliquer ne nit ñi suñu demee di marié wu te góor xam nga góor yi dañoo saay quoi bu ñu gisee benn jigéen mu jeune yor taaram ñu bëgg a ñaan ci ñeex mi lépp lu ñu bëgg a def loo bëgg a dégg dañu la koy wax te jigéen ñi tamit nañu ma baal dafa bëri ñu koo nañu ma baal nag ñoom laay faral gis nga dañu lay ñëw gis koo xamante ne du maanaam du am challenge soit waa ji am na xaalis wala soit yaakaar nga ne li mu lay wax rek dëgg la rek doo ko challenge pour xam niveau bi fan la toll rek mu lay wax loo mën a dégg rek ba bu ëllëgee màggu jigéen dafa gaaw de ñaari seex bu góor ak bu jigéen bu ñu màggee ku jigéen ki mën na dem ba am doom bay waaj a am sët ku beneen seexam bi di doog a mën a toll ci am jabar yàlla moo màggal jigéen mu gaaw a màgg waaye noonu la gaaw a màggetee de ñu lay nax rek mu lay wax loo xam ne da nga koy dégg bis boo demee ba mu gis ku la gën a cappaaral mu bàyyi la fa daal di dem ci kooku te loolu loo xamante ne dañu koy gis ci sunu réew mi la nga ñëw di signer nga ne da ngay signer monogamie après mais yow li ndaw si di préférer mooy yow ngay génn te yow ku góor ki dalay jaral de yow leer la ne yow tu n'es pas fidèle à ta femme yow leer la ne yow doo góoru benn jabar chaque jour yaa ngi ci jigéen ñi mais da ngay préférer dem di mooy yàlla que ngay wut sax beneen jabar lii imaam yi war nañu cee wax de ñi nga xamante ne ñoo ci am xam-xam mën koo toj war nañu cee dimbali communauté bi parce que li ma ci seetlu mooy nit ñi dañuy préférer duñu fidèle nag ku leen romb rek bëgg nañu xam li nga mel waaye bëgg nañu aux yeux de leur femme ñu ne ko yow rek lañu fi nekkal te saa ñu génnee tooñ ci biti loolu fan lañu ko teg li ñu war a def kay mooy fexe ba nit ñi am connaissance yi nga xamante ne mooy tax ñu xam réellement lan mooy am ay jabar yu bari ñu xam ko mais duñu ko def léegi nag waa ji moom dafa marié benn gel nee nañu dañu koy jiiñ délit de bigamie te ci Sénégal la ñu nekk de un pays boo xamante ne nee nañu 90% de musulmans la am mu takk beneen soxna
te boo demee ndaw si mu takk ak yaayam am nañu ay wujj wala am nañu ay tante yu wala ay mbokk yu leen jege yu am wujj ñu ne dañuy jéeñ waa ji délit de bigamie daal di dañuy tas sëy bi quoi parce que ñun dañuy wax ne ay jullit lañu mais ay loi yoo xamante ne fi ñu ko importer sax xamuloo ko mais tubaab yi ñu ngi nii di la wax ay monogamie mais ñoom mooy yàlla garaawul ci ñoom ne ñoom pour ñoom mooy yàlla du mooy yàlla ah ñoom tubaab yi mais ñoom ñëppay am ay concubine man ñi ma ci xam ñu ko am bari nañu te ay avocat lañu ay docteur lañu am na ci ñu ma ci xam ñoo xam ne dañu bu ñu ma waxee dañ naan ma Diop maag yow ñoo bokk religion quoi ah naka la ñu bokkee religion waaye ñaari jabar laa yore waaye c'est pas officiel te waa réew mi fii la ñu ah léegi nag ñoom loolu du problème si ñoom mais ñun sunu état wala sunu waa jiitu réew yi wala sunu kilifa diine yi war nañoo ñeme sujet bi pour que ñu dimbali nit ñi ñu xam ne ñun nekkuñu France ñun nekkuñu États-Unis ñu dimbali nit ñi ñu remplir condition yi ñuy mën a am pour bu ñu waree doon polygame ñu war a ñu doon polygame surtout bu fekkee am nañu alal bi mën nañu ko waxuma ñu mel ni man ñi de mais ñi nga xamante ne am nañu ko mën nañu ko ñu jàppale leen ci nan parce que lenn li ci ëpp li ëpp xam nga lan la affaire alal kese la parce que man li ma seetlu xam naa ay saay-saay soo xamante ne liggéeyuñu amuñu xëy amuñu gont des fois affaire xaalis la li ci ëpp bokk nañu ma baal suma juumee tey xëy na waxuma ci sujet bu ma am connaissance réellement damay spéculer rek mais ñi nga xamante ne amuñu dara tey takk ñaari jabar mais coow li du jub fenn kenn du leen yóbbu tribunal parce que amuñu héritage bu ñuy bàyyi bu ñuy xuloo des fois nit ñi dinañu xuloo ci mbirum polygamie parce que seen jëkkër yi yore nañu alal ñu bañ koo ñu siis bañ keneen ñam ci ñu andi ay coow kan moom mooy woo foofu ñu andi ay coow te jubluwuñu ci dara lu dul siis rek moo tax yenn baadoole yi nga xamante ne amuñu dara ñoom dañuy dem takk ay jabar yu bari kenn du xuloo kenn du xeex parce que problème alal nekku ci léegi nag man li ma ci naqari mooy sunu loi yi nga xamante ne dañuy sanctionner ay nit te bu Ibou Touré jàppoon Adja Diallo di ci dóor rek di ci dóor di ko yóbbu Maroc di yóbbu bitim réew di jëndal seen yóbbu yaayam papa ak papa ji màkk di ci dóor te takkul kenn du wax dara parce que Sénégal loolu la ñuy mais gars yi ngeen baal ma de loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy def promotion bi di jàpp ci jigéen ñi di ci daaj rek waaye bul takk da ngay am benn jabar di jaay fidélité parce que da nga bëgg ëllëg ñu juger le ne la yow ku baaxoon nga quoi te yow leer la ni na baaxuloo mais ñi war a dimbali nit ñi ci loolu duñu ci liggéey même ñi nga xamante ne ay avocat lañu dañoo war a seet naka la ñuy seetee ay mbir liggéey ak député yi ñu seet mbir mi naka lañ koy gën a nooyalee pour ñi ko mën mais mooy yàlla lañuy pousser sénégalais yi ñu koy def del daaj ci xale yi rek waaye bul takk bu ko defee doo am benn contrainte di ko nëbb sa jabar rek di tukki ay voyage rek parce que loolu la politique yi nekkee moo tax loolu rek la ñuy bëgg a jiite te dañuy bëgg a wan la face du monde que ne ñoom dañoo civilisé quoi ay loi mais loi réew bu ñu koy créer pour waa réew ma la waa réew ma la ñu koy créer te dañu koy teg ci seeni doxalin seeni waxalin parce que am na loo xamante ne boo ko waxee Amérique kenn du la def dara te boo ko waxee Sénégal ñu tëj la ci kaso pourquoi loi yi ñoo bokkul loi buñ koy def ci réew pour waa réew ma la mais day defar ay loi pour plaire waa bitim réew xam nga loolu tamit amul njariñ nañu créer benn ministère des genres pour que waa bitim réew xam ne góor jigéen ñi dañ leen te société bi nanguwul góor jigéen mais yaa ngi créer ay loi pour protéger les góor jigéen parce que da nga bëgg bitim réew wóolu la ay nit bitim réew dañuy yore ay benn jabar 50 concubine am na ñoo xamante sax léegi li xew sax léegi du wut ay concubine parce que da ngay dépense boo nekkee ci Amérique amul concubine da ngay génn baali gérer dem ñibbi looloo xew léegi bu ma kenn laaj nu ma ko xamee
ma dem ci Amadou Diop may ma jël ñaar ñi may dogo takko ak yow Fadel Baro salaamaaleykum wa rahmatullah Fadel Tamba maa ngi lay sant loo Baro sax salaamaaleykum waaw yëpp benn la rek waaw waxtaan bi damay aborder juste dernier sujet ya nga souligné man dafa damay jaaxal yow européen ñoom dañu xam lu ñu bëgg xam lu seen intérêt ñu ci liggéey bu baax a baax moom mënu ma comprendre ñoom ñi interdire burqa di allow bikini jigéen bi jóg muur ay cër ñu war tulu ko def léegi boo defee yaram mu nen nag ñu ne voilà yow ci na aucun problème avec la loi tu vois te fu mu nekk nii plus on parle gaaw plus ñu ñëw des gouverneurs comme wala des préfets ou sous-préfets comme Macky Sall li ñu jël loi yooyu di indi suñu biir réew alors que les réalités ne sont pas les mêmes tu vois affaire mariage ba wax ni léegi ñoom fii ñoom dañu am sa open marriage maanaam ku jigéen ki day ne ku jëkkër ji yow am nga droit dem si bis def lu la neex ku góor ki aussi la même chose tu vois ñoom loolu moom foofu ñoom instant foofu la ñu toll xoolal instant yi lu am Hollywood ak Albert Weinstein waa yooyu xamante ne liggéey yi maanaam lépp ku yàlla xam doy na tu vois léegi nag pour ñëw si kii temps yëpp maa doon déglu say émission semaine yi la passé am na benn ba ko doon wax si affaire avancée de la mer au Sénégal tu vois man sujet boobu noonu daaw demoon naa ak sama soxna Sénégal tu vois moom kii lay jàng quoi master kii lay def géographie mais human géographie lay jàng quoi bu ñu dem Mbour dem Sénégal mu ne ma yéen d'ici quelques années est-ce que xam ngeen Dakar dëkk bi yëpp ndox dina ko jël mu ne ko ah bon mu ne ma yee mu ne boo gisee avancée de la mer bi parce que ñoom comme ni nga doon jàng mu ne boo xoolee image satellite Dakar dans les années 60 tu vois 50 mu ne image satellite yi ak Dakar dans les années 2000 ba 2017 yii nii mu ngi gis avancée mer bi géej bi ni muy avancé c'est de manière extraordinaire nga wax foofu sax mu xaw ma fay laaj mu ne ma tey lu ma jaaxal yéen mosuma dégg ngeen wax affaire avancée de la mer te suñu sujet affaire politique la ak football mais problème yu gën a préoccupant te moo tax keroog ba nga doon dégg ba maa ngi doon déggee wax gars yi léegi ñoom Europe fii nii boo gisee États-Unis ñoom bon ñi si liggéey quoi ñu ngi même mu ne ma Florida same thing dégg bi ni muy avancé day jël loolu yëpp mais loolu ñoom ñu si liggéey xam na ne naka lañ koy résolver quoi tu vois le même kii si sa bu en master degré thèse bu ñuy def en master degré si affaire Sénégal avance de la mer Sénégal la ko nekk di def mais plus ñuy dem plus ma xam ne donc lii c'est un problème qui est très 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 grave donc la même chose ni sama mbokk immigré rek mooy bu ñuy dund kër Sénégal nañu moytu côté zone yooyu daal parce que bu ñu ne ok fii moo rafet alors que dans 5 ans 10 ans li yàlla xam kër gii ndox bi mën na ko ñëw jël tu vois ak affaire pollution bi aussi ak malnutrition ba nga wax nii c'était très ouvert très extraordinaire quoi mu ne ma yéen pour seen problème aussi d'autres problèmes mooy pollution ak malnutrition comme ma nga doon wax juste sujet ma nga doon tag nii tu vois mu ne ma parce que xam nga am na benn OMS am na benn rapport bu mu génnee mu ne presque plus de 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution te ñun problème boobu noonu aussi duñ ci sax jéem a waxtaan beneen sujet juste pour avant bu may terminer la nga doon wax keroog affaire faire rêver les jeunes nga wax problème boobu man benn nii dama doon déglu imam nu mu tuddati Serigne Sambay parce que da nga dugg si sujet bu extraordinaire man après faire doo comprendre lu tax ñu gëm affaire Serigne mais affaire voyant parce que boo demee ñoom voyant parce que man je dois pas un problème même personnel des fois tu as envie d'aller les voir parce que boo dem lañ lay wax ils se font rêver tu vois voyant bu la ne rarement ngay dégg wax la ay mauvaise nouvelle bonne nouvelle la lay wax dañu mos a xam ne Sénégal ñëpp a sonn gars yi dañoo xiif ñëpp a bëgg a tukki donc 99% affaire tukki lañ lay wax ñu lay régaloo tu vois nga am examen ñu ne yokkee da ngeen pour ñuy tuut dofis ngay am di la régaloo di la may fit alors que ñun dañoo àgg si di dam box si même suñuy doom ñuy jur ñu leen di dammati benn par benn j'ai fait le constat xale yi nekk fii nii muy Europe wala dans le West Society ak Afrique fii nii xale bi day wax soxlaam loo ko def da koy wax dégguñu dara Sénégal da ngeen ne xale lu bëgg sax ñu toog ngeen loo ma jox rek baax na amul problème tu vois loo ko def rek baax na dañoo timide ba de sorte que lépp ñuy wax sunu nos propres besoins loolu nag moo ñuy topp comme que loolu sujet boo ko doon tag rek bu bii bi fi nag da ngay exploser
tu vois donc dañuy nañu jéem xool naka la ñuy yokkee suñu self estime doom yi tu vois même ba fii ni sax soit à partir de fii nii ñun ñu nekk fii en bitim réew ñu jéem a inculquer valeur yooyu noonu sax ñu nekk Sénégal quoi tu vois beneen affaire bi yaa ngi wax affaire milliardaire man je combien de fois ngay dégg des milliardaires muy Warren Buffett muy Bill Gates di joxe ay donation wala ay foundation di tabax ay hôpital di joxe ay kii mais ñu suñu milliardaires yi man mosuma si dégg bopp man bopp képp ku ne man kat mos naa tabax naa benn hôpital wala jox naa ay bourse ay xale tu vois donation mu bokk suñuy affaire quoi ñun ñu ngi accaparer ak suñuy famille bu la fi yàlla jëlee affaire bi tas xaalis bi tas tu vois donc c'est plus quoi ce qui se passe au Sénégal mais maa ngi lay encouragé franchement temps yi sujet ngay teg moom dama ne waa Ndiaye moom xanaa léegi day wut ay taalibe man moom bu dee day wut ay taalibe ma gindi carte de membre so jërëjëf ma bàyyi temps bi yéen a ngay dugg quoi. jàmbaar lañ quoi c'est-à-dire que dañoo melul na man nag xam nga bëgg di wax nii mais après ñun ñëpp dañuy téléphoné di suñu biir si waa ji ku nekk di wax say xalaat ñun suñu biir rek après dañuy waxtaan c'est-à-dire li nga si waxtaan ñun duñ si jukki di si waxtaan suñu biir saa su émission amee nag ak saa su même rediffusion yi noonu lay demee waaw xam nga suñu temps yëpp presque loolu la ñun boo xoolee duñ seetaan sketch duñ seetaan théâtre yu ndaw yi di daal si télé ñun lii moo ñu saf waaw parce que maanaam li ñuy wax naan xeex te yat du jóg te violence du am dafa am te résultat yi dañ koy gis te résultat yi dama ko dund démb sama jarbaat dafa feebar dem hôpital Sénégal mais dañ ko waroon a opéré mais médecin bi dafa dàq yaay ji ne ko demal ba suba ñu sambal ko perfusion boo dikkee résultat yi génn bi mu ñëwee tey suba mu ñëw fekk ñu opéré ko ba pare doog ko laaj xaalis après sama xel dem si xale boobu affaire yi daloon coow li jóg Sénégal moo tax ñuy toog naan jarul di wax de affaire yi moom jarul di nekk di wax da ngeen sonal seen bopp dañoo xamut wax ji même bu dee 2 minutes la ay nit di ko wax wala di ko commenter da tax gars yi defaraat seen toogaay seen yëfu caay-caay yëpp ñu bako waaw et puis tamit fi nga mujjee laal tamit dafa sensible li nga wax ne gars yi war nañoo génn wax nañ génn wax daal ñuy gindi ndaxte dama déglu si tës bi tey benn affaire bu ma jaaxal man nag duma gaaw a gëm mais dinaa déglu benn ministre bu jël benn jabaru kilifa dina yóbbu ko France sa jëkkër si mooy yàlla ba mu am doom ji judd indaale mandarga boo xam ne ministre bi Sénégal la fi la dëkk mais ñoom waxuñu tur bi mu jaaxal ma lool affaire bi moom doy na waar Sénégal li fa xew grand doy na waar lool ñi war a wax daal waxuñu waaw ñi war a wax daal waxuñu waaw ñun daal ñi ngi mooy loolu suñu kii moom ñu ngi koy feddali waaw di leen sant gërëm daal jërëjëf. waaw asalaamaaleykum Ndiawar. waaleykum salaam. maa ngi lay gërëm di la sant ci liggéey bu rafet bi ngay def. kaar waaw yaa ngi ma déglu ah. ñu ngi lay déglu bu baax a baax a baax. alhamdulilah rabbil alamina. macha allah. li fi jukki day wax dëgg yàlla toujours day am maanaa day am njariñ ndax day yokk suñu réew mi waaw parce que maanaam wax dëgg yàlla capté rajo bi ak fu ko mën a capté xam nañ ko buñ ko bëggee xam mënta réer kenn naa kay dalee ne yitteelul rek waaw man nag danaa wax ci maanaam ci ñetti mbir wala ñeent maanaam ci Moustapha Cissé Lo ak ci li nga xam ne moom la Serigne Bassirou Gueye le mercenaire di wax mu jëmale ko ci Khalifa Sall danaa wax aussi ci mbirum CFA bi ak ci wérgu yaram bi parce que lépp daanaka moo ànd ndax xam nga Afrique foofu lay commencé ci CEDEAO xam nga CEDEAO buñ demee ba nga xam ne dañoo nekk maanaam des mercenaires yoo xam ne tubaab bi bëgg ci la ñu nekk ñuy seet xaj ji ak seet
di yónni ki ñuy yónni di parparloo ñu leen di jatam ñu leen di digtel li ñu war a def te ñi leen ñu yónni ak ñi ñu yónni daanaka 6 ak 9 la waaw léegi pendant ce temps waaw pendant ce temps ñi nga xam ne dañuy lankandaare ñu leen di yóbbu CPI di leen jatan di leen kidnappé ba nga xam ne 10 médias les plus écoutés dans le monde waaw buñ demee ba nga xam ne 10 médias njawar 10 médias nag laa wax les plus écoutés dans le monde ñu ne CPI dafa war a libérer Laurent Gbagbo loolu lañ wax te Mediapart moo ci jiitu même Der Spiegel Sunday Times ci Londres wax na ci la ñu nekk wax nañ ci wax ju dëggu ak le soir bu Belgique ñu ne nañ ko génne defut dara parce que xam nañ ne xajji ak seet la Amnesty International indi na ci expertise am parce que ñëpp xam nañu ne li tax ñu ñu tëj ko mooy li nga xam ne lu mu mën a def dafa bëggoon Côte d'Ivoire jëm ci kanam Afrique jëm ci kanam mu génn ci franc CFA bi te loolu moo indi assassinat yi nga xam ne moo xew ci Afrique te Olympie bokkoon ndax dafa bëggoon a génn ci franc CFA bi loolu la léegi xam nga franc CFA maanaam billet la rek yoo xam ne c'est totalement virtuel waaw mbirum c'est virtuel tout dem la rek parce que dafa am effectivement des réserves de change yoo xam ne dañ ko indi ci trésor public bu France waaye dafa am leneen lu ci nekk or bi moo gën a dangereux mi ngi ci waaw te Nixon 1971 mais dafa génne lool parce que dañ ko arrimé woon ci le dollar américain dañ ko arrimé woon ci or bi mun a déedéet dama ciy génn est-ce que wàññile leen dara 15 wàññiwu leen waaw léegi adduna da ngay liggéey bëgg sa réew jëriñ sa réew wala nga nekk ci leneen wala ngay nekk traite parce que France ci boppam soo gisee effectivement bëgg ñu génn ci CFA bi c'est parce que or bi la ak yeneen yi nga xam ne moo ci nekk ci Afrique parce que loolu lay bañ a fay te loolu affaire addu kalpe la loolu moo tax muy traîner les pieds waaye di ci génn ki nga xam ne nag moo nekk ci suñu dëkk bi su problème amee su wax ñu paree parce que ñëpp gis ñu discours sur la monnaie coloniale le nazisme monétaire mu koy tagg di ci def l'apologie li wóor day mooy leen moom day jafandu ci yeneen sujet yoo xam ne amul njariñ te descente dans la rue pour que le rapport de force change immédiatement waaye problème bi daf am préalable mooy il faut que la majorité des Sénégalais fu mu mën a nekk mu nekk dans le Sénégal de profondeur xam li ci nekk mu gis ci boppam jàngat ko mu jaral ko lu nekk loolu moo fi manqué parce que mbir bi dafa yem ci presse bi ak 10% yoo xam ne soi-disant des intellos c'est des intellos désertiques amuñu xam-xam dañ leen di jàttal loolu mooy indi problème bi parce que internet ci Sénégal ñoo ko fiy déglu ñoo ko fay gis 5% la maanaam il y a ce qu'on appelle la rétention de l'information c'est pas pour rien que Macky di def loolu l'aide à la presse production là c'est ça parce que li ci gën a dangereux pour mu mën a continuer wax nga ci affaire u Sédhiou bi maanaam un directeur d'un hôpital ñu ne dafa bëggoon a xar wi mi ngi bëgg a bari ci Sénégal bari na trop les morts suspectes ak les morts naturelles bi nga xam ne mbirum feebar la waaw parce que santé maanaam dafa baax ab dëkk maanaam santé maanaam moo avenir nit dëkk c'est le pilier fondamental
voilà le problème léegi te loolu jàngat bi nga xam ne moom laa ciy jàngat te daanaka wax nga ko xam nga le professeur Celestino Pereira xam nga am na benn sortie bu mu def ah parce que am na lu mu wax ci Macky Sall daf ko traité d'incompétence parce que jox nañ ko prix bu mag c'est un Caverdo sénégalais c'est Caverdo sénégalais la voilà ci Suisse la nekk parce que dañ ko jox prix bu bari ñu bëggoon a jox ay matériel Sénégal waaw Abdou woo na ko laaj ko ne ko Macky woo na la mu ne déedéet Abdoulaye Wade woo na ko mu ne ko Macky woo ko ba Sénégal perte matériel boobu parce que dafa am expertise professeur ba ci cancer waaw loolu la bëgg na faj waaye Sénégal dañ koo perte délégation su Sénégal jaaruñu fa ba ñu perte fir moom xam nga loolu musiba la te gisaguñu fi radiothérapie bi nga xam ne tal digg ne ko amu ba dëgg ni kenn gisagu ko léegi li ci ko doy waar Sénégal kenn ko tut kenn liggéey tut kenn fajoo tut mi dafa am plomb tous les Sénégalais sans exception majoritairement tirent le diable par la queue et sont laissés compte pendant ce temps le mercenaire câble de la France, le berger colonial, di jox son budget colonial. Boo xam ne toll na ci plus de 100 milliards muy gisaare di get xam ne kooku wér gu yaram tox ko jóg pour ndee wax dëgg rek te yàlla ndax loolu laa fi gisuma fi leneen léegi li nga xam ma jaaxal mbir mi nga ku wax feeñ xam nga Moustapha Cissé Lo dafa nekk le président du Parlement, soi-disant, de la CEDEAO. Wow. Macky Sall ko yónni Togo. Wow. Léegi, moo ci njariñu Sénégal dans tout cela. Mais Moustapha Cissé Lo, il a mangé dans tout le atelier. On ne pète. Arti PDS, ñëw ci APR. Parce que nee na transhumant la. Parce que ñi am ñoo ko gis-gis. Léegi, kooku nga am. ban njariñ la am lay dem ci dégg di bëgg a jubóole en fait Faure Eyadema le fils de nga xam ne traite africain ci loolu la ñu nekk ban njariñ la ci am ban njariñ la ci Sénégal am ban leçon de moralité la mën a le fils de Gnassingbé Eyadema quand bien même que kooku dafa dëkk parce que ñooñu dañ fa def benn constitution depuis du ñu ne ñaari mandat la léegi moom ci boppam Moustapha Cissé Lo na def fa dem mais parce que trop de mandat la kooku mooy dama fiy toog or ma fait la même chose que le fils de Eyadema parce que ci dafa wedd ay doom pour xamante njoor pas le problème parce que parole du référendum la def benn ban leçon la mën a jox loolu c'est ça parce que li ñuy fàtte ci Togo loolu moo fa jëlee le président Otipio bi xam ne dañ ko démocratiquement en 1963 boom ko parce que dafa bëggoon a génn ci le français mu dugg ci la livre sterling britannique ñu tuumaal ko ne président la parce que c'est un scandale tout simplement am njariñ te Macky moo fe ba ñu nokk ko ci CEDEAO maanaam comme dafa wax ci mbirum Blaise Compaoré ñu waxee ci mbirum Blaise Compaoré pour que ne ay weddi Macky anel Blaise Compaoré Macky bëgg a wax ne yoonam nekku ci alors que finalement moo tax nommé ko golo di bay baabu ci dunde là le problème loolu lan moo ci njëriñu Sénégal léegi Moustapha Cissé Lo dafa ëppal tax nga mën a nekkee vice président ba pare ñu nommé la président de CEDEAO ba pare nga nekk chef d'entreprise léegi nee na dafa bëgg a nekk président assemblée nationale maire de Dakar kooku la ngay def ci cumul des mandats loolu mooy la des cumul de mandat en amplitude kooku mbirum fonto la nit ñi golo di bay ko di dunde la kooku amul benn njariñ wala problème te loolu c'est une indignité man moo koy dénoncer publiquement
Quant à l'activiste mercenaire, Serigne Bassirou, qui fait partie de la pègre ethnique, mais moom ci boppam ban dew ci la man joxe éthique ban équité la am nan waxante ci njawar problème mais moom ci boppam day collectionner de gros bolides sortis de terre ay oto yoo xam ne benn bu ne jar plus de 60 millions de francs CFA ak ay terrain Touba Mbacké biir Ndakaaru ak Cilma xam ak yi ma dëgg moom waay maanaam dafa ko jox digal il est accumé à la tyrannie familiale ethnique la junte familiale c'est n'importe quoi dafa xaar ba jox ko ndigal c'est ça le problème mais ñi dañ fetto di kooku tey man li ma gën a joxal ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo juge dañ leen a yónni ñiy juge ak ñi nga xam ne leen di juge benn la ana différence si ce n'est qui des utiliser la force publique ak ses mercenaires comment faire comment sortir maanaam ci le guéppi infernal parce que mbir mi que tout maanaam le suffrage universel parce que Macky Sall le suffrage universel c'est une tromperie c'est une escroquerie ci xaalis la ko parce que la majorité des Sénégalais xamuñu li nga xam ne moo ne ci constitution moribonde étrangère bi te xamuñu la bonne information ker moo fi am une minorité maanaam faiblesse de la puissance de l'argent ñu jiite ñi di leen dégg nga di leen sàpp dégg nga fu ñu joxoon foofu la nit ñi les gens votent mécaniquement contre leurs propres intérêts waaw loolu naka lañ faje lenn il faut que nit ñi xam am ci gis seen xam ne seen intérêt la légitime indicible supérieur de la nation Sénégal waaye loolu amu fi ndax dëkk koo xam nit ñi amuñu dépense ñooñu mënuñoo génn ci tali bi loolu l'armée Sénégal am na part de responsabilité politique et de gendarmerie voilà le problème parce que dëkk yi am fa yëpp gendarmerie bi da cee bokk tous les acteurs politiques militaires civils ñoom ñëpp Sénégal est devenu une exception ci tellu aw voilà loolu su mooy léegi li nga xamante ne bii ne Khalifa Sall Serigne Bassirou Gueye mu ne mi ngi aaj demande maanaam mi ngi demandé la levée de son immunité en tant que député ci dignité Ndiaw dire que ne Serigne Bassirou Gueye il travaille exclusivement sur commande voilà le problème c'est ça li nga man ma ci gën a jaaxal comme nee nañu Khalifa Sall dafa dëng te du moom rek c'est pas que dañ ko déedéet loolu question n'est pas là parce que on pose des questions pourquoi Macky Sall utiliser la force publique tëj ko ci kaso pourquoi ñu permettre ko mu nekk candidat député pourquoi ñu valider sa candidature alors dans ces conditions d'or pourquoi ko lu tax bi détenu bi ne ñu tëj ko ci kaso bi ñu dire que député ñoo dañ koy génne ça veut dire que ne finalement dysfonctionnement flagrant am ci suñu parce que le parquet dépend de l'exécutif, c'est de la tyrannie. On donne des pouvoirs exorbitants au président de la République qui est un chef de clan, le président de la République. Mais c'est un conflit d'intérêts manifeste, c'est de l'arbitraire et de la tyrannie. Voilà le problème. Parce que, Macky, mon commande mi souverainement. Parce que les qui Sénégal, les gens ont fait comme tout le croissant. Maintenant, les politiques catastrophiques et variées sont la tête des clients. Voilà le problème. Est-ce que lolo manes na ko nangu? Est-ce que manes na nang l'idée selon laquelle que les goûts inditoyables en chair et en os et en peinture yo xamné dañuy acte avec le procureur mercenaire Serigne Bassirou Gueye accablé de tous les noirs oiseaux et si riche que très juste il tranché en fonction des intérêts illégitimes un chef de clan président de la République. Mais c'est une indignité. On est où dans ce... Voilà le problème du Sénégal.
te ku yaakaar Macky Sall ay carte moo ko jël yaa ngi nax sa bopp te nous divertir le Sénégal est devenu la risée du monde il faut que benn dëkk te loolu presse bi am na ci responsabilité évidemment la servilité de la presse maanaam donne les preuves matérielles de sa culpabilité à parce que presse dafa war libre ni ko France defee ni ko États-Unis defee ndax Donald Trump mënu fee def lenn loo xam ne presse bi dañ ko ciy bàyyi même les politicards les adversaires am kenn ko ne moo leen di jël lu tax ñun ñu ñuy jasal voilà le problème te démb wax bari woon na waaye ak problème bi mooy soo gisee Macky Sall di def loolu di user ak di abuser de la force publique c'est parce que xam na ne défense bidon yoo xam ne dëkk yi nga xam ne moo ñuy jasal seen yoon nekkul ci droit ci seeni droit économique ou politique moom la bëgg di daganal discours yoo xam ne amul benn njariñ ci Sénégal léegi Sénégal su tax loolu du dellu non évidemment c'est que kooku ne soo yaakaar na da nga nekk président de la République maanaam buñ la joxe pouvoir bi c'est de l'euphorie parce que da nga ciy abusé parce que Macky xamul les arcanes politiques ko dafa tëju il est totalement étriqué il n'agit que sur ndigal de ses maîtres extérieurs suprémacistes blancs bon teint na da leen di obéir de façon mécanique parce que on a tracé sa feuille de qu'il respecte scrupuleusement qu'il neige qu'il tente voilà loolu la parce que ku yaakaar ne Sénégal dana changer doon yoota déedéet du ay carte pour fi jëlee Sall il faut que ñu utilise d'autres paramètres parce que baadoola la ñu amal affaire saay la ñu amal affaire wóorkat la ñu amal affaire kuy maanaam koo xam ne lu mu wax weddi ko la ñu amal affaire un mécréant profanateur menteur sama vocabulaire moo ko atténué parce que loolu la xel mën a nangu ab góom boo ko bëggee faj dañ ci alcool pour tuuru ci Sénégal mënees na fee nekk yoo xam ne ay dak ñoo fi nekk ñu yokk le budget de la présidence de la République di yokk ay ministère di dàq Sénégalais yi kenn liggéeyatul wér gu yaram ëpp ci dëkk bi ñuy tambaam la ci àdduna alors que ñoom bu leen bant xori ko ñuy yagari dégg nga di fen di dajale Sénégal nekkul lu dul depuis 5 ans terrorisme mais le premier terroriste se reconnaît lui-même koo xam ne da ngay fen loo xam ne loo diggee doo ci def dara il continue à nous faire faux bon comme moom rek la yàlla sàkk ak yonent bi gëmul yàlla gëmul yonent bi parce que un mécréant da nga jub comme li nga xam ne moom la fi yonent bi bëgg waaye nag mbaxanaam saytaane lay jël di abuser de la force publique je me répète encore mais c'est ça la réalité ab dëkk li mu rek loolu lay mën a góob parce que alxuraan dafa wax ne rien ne change ce peuple si ce même ne change pas ce qui est en lui-même et matériellement loolu moo am ci dëkk bi naka lañ mën a comprendre une minorité puissante soit-elle mais abuser de la force publique sénégalais yëpp na selaw ñëpp noppi yenn mara bi nga xam ne c'est des politiciens bu la joxe seen wala ca nagoo ñu noppi ñëpp ñu na selaw di faral nga bàyyi Macky Sall nga xam ne ci la nekk guddi ak bëccëg alors que gisoon nañ dem bi nga xamante ne bii ne mi ngi doon bu baax guddi ak bëccëg di jooy di yuuxu bañ ko tëj ci kaso bi léegi lu tax loolu mënuñu ko corriger am ñun ak yi moonu yilif tey ci ndey ci bàyyi moom muy walla parce que buñ ko defoon noonu du fi nekk jërëjëf Ahmadou ak ba extérieur duñu wàllu gis nañ ko ci France gis nañ ko Chine gis nañ ko ci États-Unis seeni bastoolo lay yoroon yoo xam ne dañ leen di rey waaye bi peuple bi jógee billahi dañ leen abal parce que le peuple aura toujours dernier mot quand il est déterminé parce qu'il est toujours quoi qu'il puisse arriver. jërëjëf Ahmadou ñaari waxtu yu jot na di jéggalu mbokk auditeurs yi képp ku fi dégg loo xamante ne lu la neex na mën nga koo jariñoo ku fi dégg aussi loo xamante ne lu la neexul la ñu ngi lay baalu àq di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di sàkku yéen tamit ngeen ñuy ñaanal fu mu nekk fu ngeen toll ñu jox leen dox daje incha allah altine ci beneen émission l'info autrement di gërëm Ahmadou Diop ak mbokk yi nga xamante ne ñoo participé ci émission bi. waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat
du mës a suux du mës a suux ma ni dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa sunu rajo laa autrement du fenn du fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dara ko tala. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu may. danañ ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer moom am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. mu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragal te loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ak bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement.